bilan à mi-parcours lañ ko tuddee SAED tàmbali ko talaata ba tey tàmbalee woon ko ci gox bi nga xamante ni moo di Ronk jóge fa jaaree Jama dem Dagana ba Ndar Keppeek fi nga xamante ni moo di Rosso Sénégal foofee nag bañ fa ñëwee rek lañ fa ràññee mu nekk gox boo xamante ne lépp luy wàllu transformation ak commercialisation nekk na lu fa gën a fës ba tax na ki nga xamante ni moo di ingénieur délégué bu SAED ma ngay rek génnee particularité bi nga xamante ne am na ci gox boobule waaye ci waxtaan la ca gënoon a nekk moom moo di ana naka la ñuy waajee campagne récolte contre saison chaude 2020 bi waaye tamit lii nga xamante ni moo di campagne hivernage nga xamante ne dafa soxal nag li jëm ci wàllu autosuffisance en riz nan lañ ci jubloo ca ay kàddoom sax ba tey moom madame Ndoye ma ngay rafetlu daje yi nga xamante ne boobu ba tey jile ña ngi koy am ak it na mu fekkee ñi nga xamante ni ñoo di baykat yi ak naka lañ leen teeroo ca noonu nag la nga xamante ne bare na ca ay jàngat lañ ca gën a fës sax bokk na ci li nga xamante ne moom la baykat yi di wax mu jëm ci wàllu pression aviaire bi maanaam picc yi ak it li nga xamante ne nag moom moo di wàllu financement yi lee ci ay kàddoom ñu teewlu madame Ndoye. tey jii ñu ngi woon ci commune Rosso mu tombeek aussi sunu dernière étape tournée de suivi ak évaluation à mi-parcours de la campagne de contre-saison chaude 2020 mais aussi de préparation de la campagne d'hivernage. ñu am ci nag kontaante trop parce que depuis mardi lañ ko door. ñu door ko aussi avec la commune de Ronk ñu jóge Ronk dem ci commune Jama jóge Jama démb ñu ngi nekkoon à Dagana dajale fa les ñetti communes Dagana Gaaya Bokhol tey nag ñu ñëw fii ci commune Rosso mu tombé aussi dernière étape donc globalement sentiment de satisfaction rek lañ ci am parce que boo xoolee sunu objectif bi ci contre-saison chaude bi mi ngi woon vraiment ci 36 500 hectares pratiquement réalisé nañ ko à 100% romb nañ ko sax parce que on a réalisé vraiment 36 600 hectares loolu nag nekk aussi résultat bu am solo mais nag nekk aussi résultat bi nga xam ni partenaires yi kenn ku ci nekk da ciy jouer rôle am bu baax a baax mu nekk béykat yi mu nekk les partenaires techniques et financiers mu nekk képp koo xam ni rek partenaire nga ci kii mbéy mi rek contribuer nga vraiment ci kii résultat bu am solo boobu ñu def évaluation bi nag wax naa ko c'est une évaluation à mi-parcours jeexagul donc mise en valeur bi lañ doon évaluer nii li ci des nag mooy maintenant léegi enjeu yi nag moom mooy xool mise en valeur bu am solo boobu naka la ñu mën a def ba kii sécuriser ko su ma waxee sécuriser mooy mën a xeex ak picc yi nga xam ni ñoom ñoo sonal kii béykat yi instant yii nii bu ma waxee sécuriser aussi moom mooy mën a fexe ba aussi matériel agricole bi aussi ñu mën ko renforcer bu baax a baax waaye nag buñ ci paree nag aussi mën a am ay rendement yu mucc ayib buñ ci paree aussi mën a vraiment engagé wu ci campagne d'hivernage loolu nag aussi yaakaar naa le directeur général de la SAED Aboubacry Sow mi ngi ciy def ay jéego yu am solo parce que décroché na ci ministère de l'agriculture près de 1,2 milliard boo xam ni da ko bëgg a jagleel uniquement pour récolte bi jagleel ko lutte aviaire bi mais aussi fexe def ay jéego pour ñu mën a waajal la campagne d'hivernage. hivernage bi aussi wax nga ko ñun objectif bi nga xam ni assigné nañ ko à la délégation de Dagana mi ngi toll ci 23 700 hectares mais nag aussi intention de mise en valeur yi nga xam ni béykat yi aussi am nañ yéene def ko mi ngi toll pratiquement ci 23 000 hectares loolu nag aussi dafay wonewaat encore une fois que sunu planification aussi méngoo na ak aussi yéene yi nga xam ni aussi béykat yi am nañ ko bu ma jëlee kaawu fii nag commune Rosso wax naa ko ci ndorteel bi Rosso seen jafe-jafe bokk na ci aussi aménagement bu rab mu nekk Rosso ak kii mbagam yëpp SAED nag mi ngi ciy liggéey partenaires yi ñu ci bari jaar nañ fi mais ñu ngi am yaakaar le projet JICA mi nga xam ni moo fi mujjee jaar d'ailleurs sax étude de kii référence yi def na ko ci Union Rosso dellu nañu Japon waroon nañu ñëwaat waaye Covid bi moo leen kii tardé la waaye ñu ngi ci am yaakaar ñooñu bu ñu ñëwee aussi problème d'aménagement bi nga xam ni moom moo fi nekk aussi principale contrainte bi PAPRI aussi dinañu jàppale pour ki lever ko bu baax a baax interpellé waat nañu PAPRI aussi par rapport ak particularité wu zone bi parce que zone bi fii ku ne xam na aussi zone à fort potentiel de transformation et de commerce la fii ay unité de décortiquage artisanal moo fi nekk te ku wax artisanal wax aussi vraiment ñoom
ñoom ci ay conditions yu précaires la ñuy liggéeyee te day tax aussi banque du leen ñeme assurance du leen ñeme moo tax sensibiliser nañ PAPRI aussi ci seen programme d'équipement complémentaire yooyu ñu jox léegi UDEA pour ñu yokkaat ko bu baax a baax mais cëral ci bu baax a baax Rosso ba nga xam ne aussi dina leen mën a permettre ñu mën a améliorer seen qualité ceeb et que aussi buñ ko améliorer rek dina mën a faciliter écoulement bi mais aussi dina mën a tax banque ñeme leen bu baax a baax. ca beneen wàll wa ki nga xamante ni moom moo di deuxième adjoint maire bu Rosso Sénégal moom rek ma ngay rafetlu démarche bi nga xamante ne SAED jël na ko boobu ba tey te it mu jàpp rek ni moom mooy bi gën ni ko maire yu bari waxee sax te it nga xamante ne dafay daldi dem rek jege ji askan wi ba xam lan mooy seen mébét ba noppi doogay ñëw dajeek ñoom daldi tënk ci noonu nag ay kàddoom muy gën a ñaax rek ñi nga xamante ni ñoo di askan wi ñu yokk góorgóorlu ci wàllu li nga xamante ni mooy collaboration yi dox seen diggante ak autorité SAED yi waaye ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo di partenaires yi nekk ci mbay mi ci noonu nag muy gën a tàllal loxo tamit autorité yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllu mbay mi ci réew mi ngir rek ñu gën a woyofal mbir yi gën a jàppale baykat yi ndax ñu mën a gis seen bopp te it lii nga xamante ni moo di autosuffisance en riz mu mën a yomb ci suñu gox yi li di kontaan tey si dalal délégation bu SAED fii si suñu commune di saytu lu jëm si wàllu mbay mi de manière générale ni nga ko waxee nag Rosso dëkk bu stratégique la parce que zone frontière la porte d'entrée la muy yëngu donc si ñaari anam wàllu commerce ak wàllu mbay commerce bi moom frontière yi taxaw na donc nit ñëpp ñu ngi ëlbatiku si mbay mi te xëy na potentiel disponibilité foncière bi yaatuwul yaatu bi nga xamante ni population yëpp mën nañ si jot donc xam nga ni jafe-jafe teew na beneen mbir bi di nature aménagement yi délégué wax na ko léegi ñu ngi si am yaakaar ak JICA pour vraiment ñu saytu ko defar ko nu mu gënee yell pour vraiment booster production bi mu nekk contexte Covid comme ni nga wax yaakaaru Sénégal sax laay wax fépp delta bi la parce que tey dara doxul ñëpp si mbay mi la ñuy dellu ci mbay bu ñu ko tuddee rek tudd delta bi kon nga xamante ni delta bi xëy na dina pare pour accueillir sax yeneen population yoo xamante ni du suñu njaboot donc rôle sensibilisation bi ministère sax laay wax de l'agriculture ba si SAED ba si collectivité territoriale bi non seulement ñu mën a ñoŋal économie bi mais également ñu sàmm intégrité wu suñu ay population maanaam du ñu bañ ko fi ñëw mais daañu taxawal sensibilisation bi ba liggéey bi mën a ñoŋ mais population yi aussi mën a sàmm parce que tey loolu moom mooy vocation SAED sàmm économie boo sàmmee économie bi rek mooy sàmm nga vraiment intégrité wu socialu nit ki te loolu SAED wax dëgg yàlla ñu ngi si taxawaay bu rafet surtout ñun suñu commune bi ñu yëg am nañu suñu ay jafe-jafe mais jafe-jafe yi woyof na ndax seen taxawaay ndax agent yi muy déployer yi vraiment si dëkk bi ñuy encadrer di accompagner nos agriculteurs ba fii mu nekk nii wax dëgg yàlla métit googu woyof na ndax ñi ngi suñu wet di ñu jàppale di ñu accompagner. bi mbir mi taxawee rek si instruction monsieur le président de la république collectivité territoriale ñi ngi si donc en avant-garde di sensibiliser seen ay population di leen accompagner en produits yi nga xamante ni mooy jëm si wàllu détergent yeeg yeneen yu mel noonu mais di nekk de manière permanente sur le terrain di leen accompagner parce que Covid bi ñëpp xam nañu nu muy tase cas communautaire yi bëri na donc en dehors sax boo waxul waxu mbay communes yi seen rôle la te ñu ngi si taxaw di sensibiliser di accompagner seen population rawatina nag nit ñi war a génn war a dem si tool yi parce que comme ay xaalis lañ fa def il faut nit ñi dem fa saytu ko il faut nit ñi dem góob ko il faut nit ñi ñëw def vraiment mettre que dans des conditions pour que nit ñi mën si jot comme loolu nag mënul ñàkk sensibilisation bi day am une place prépondérante si dispositif boobu te xam ne nag communes yi dëgg yàlla ñu ngi si en rapport avec SAED ak les techniciens de la SAED yi nga xamante ni ñooy accompagner baykat yi pour sensibiliser population non seulement ñu sauver xaalis bi ñu def si suuf si mais également sauver seen bopp parce que njëriñ moom loo fekkee loolu la war. delloowaat SAED njukkal parce que liggéey bu nekk dafay laaj benn période nga taxaw def seetlu donc ñëw buy ñëw bi tey dañu xoolaat fekk nañu fi li nga xamante ni lii sa commencement ba la ñu ko waxoon te bu ñuy ñëwee fekk nañu loolu lu am la parce que li ñu sasoon déjà bay nañu lu ko xaw a ëpp li ñuy séentu aussi ci rendement am nañ ci yaakaar bu baax a baax te bientôt yaakaar naa ni zone Rosso bokk na ci zone yoo xamante ni récolte bi déjà commencé na kon loolu rek déjà dal na xel donc xam nañu ni ñun am nañu yaakaar ni balaa mois de juin bi di dee xëy na mun na am sax récolte doo ñu ko defee léegi suñu xalaat ak suñuy xel ñu ngi jëm ci nag jëm ci hivernage bi comme niñ ko waxee nag fii ci commune Rosso
union yi fi nekk xaw nañu am tuuti jafe-jafe ci seen aménagement. mais de toute façon ñun ñu fi nekk day responsable am na li nga xamante ni jëm nañu si parce que suñu population ñooñu ko exiger parce que ak Covid bi nit ñi amatuñu droit di toog. li fi nekk mooy liggéey dundal ñeneen. te autosuffisance bu ñuy wax je crois que ni c'est le moment état bi taxaw fu mu war a taxaw baykat yi def la ñu war a def pour ñu mën a àgg si loolu. mais du ma ko yemale rek si commune Rosso damay wax si l'ensemble du département parce que Ciris aussi mën nañu leen fi représenter. taxawaayam gis nañu ko si wàllu picc yi nga xamante ne daan gàllankoor baykat yi matériel agricole comme ni ko délégué waxee. xam nañ ni DG mi ngi si mais Ciris nga koy accompagner pour que loolu mën a teel a sotti pour que si récolte bii ñi nga xamante ni si li ñu nekk loolu mën a ñëw jàppale baykat yi si wàllu récolte pour que ñu mën a dem si hivernage pour accompagner li nga xamante ni moom la président wax que ni ñun actuellement Sénégal fi ñu toll am nañu suuf naaj baa ngi fi am nañu ay baykat kon li fi des moo di ñu liggéey pour que vraiment mën a dundal suñu population bañ dépendre si te loolu aussi je crois lu légitime la réew parce que souveraineté pour man du armement déedéet souveraineté mooy d'abord nit ñi lekk bu ñu lekkee ba suur dundal ñëpp mën a am lu ñu dundee souveraineté foofu. xeetu yombal yu bari yoo xam ne ñu ngi koy séenu ci campagne d'hivernage bi ñëpp ñu seetaan le ministre de l'agriculture démb am na yum ci junj jëm ci wàllu engrais bi nee na léegi subvention bi dinañ ko yokk au lieu de 60% dana dem ba 70%. annoncé na sax ay chiffres nee na au lieu de 100 000 tonnes d'engrais ren aussi danañu mobiliser 150 000 tonnes mais nee na prix bi sax aussi dana wàññeeku bu baax a baax selon aussi type de formulation d'engrais bi ngay am et aussi waxaat na aussi les 1 milliard 200 yi nga xam ne aussi ministère de l'agriculture pare na pour accompagner la SAED pour ñu mën a sécuriser kii récolte beeg yooyu di wax rek campagne d'hivernage bi dafa nekk campagne bu spéciale parce que dafa nekk ci contexte Covid te fépp fu doon dëkk bu doon jaay ceeb léegi dootu ko jaay da koy téye pour ki njabootam kon Sénégal yëpp yaakaaram ci waalo la ko teg rawatina nag fii ci delta bi nga xam ne nag lépp fii la parce que nag bi ñu xaymaa aussi kon saison bi 75% mbéy mi yëpp mu ngi génnee fii moo tax nag may lancer un appel à tous les producteurs. kon ma nga noonu ca noonu la ñu ndar képpe tournée boo xamante ni am na ñeenti fan ca nañ ko waxee ci bopp bi rek mu nekkoon nag tournée bu am solo ndax nag daal na permettre ñi nga xamante ni ñoo di baykat yi ñu mën a wax jafe-jafe yi nga xamante ni ñi ngi koy jànkonteel waaye nag wax tamit ana naka la ñu bëggee waajee li nga xamante ni moo di hivernage bi ñi nga xamante ni ñoo di waa SAED tamit permettre na leen ñu mën a xam tamit ñoom it ana lan la baykat yooyu di dund ak it bu ñu leen waree yóbbu hivernage ana naka lañ ko waajal la war a waajalee